الحمد لله كما هو أهله أحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا أبا القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا شفيعنا محمد الأحمد المسدد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد أيها الإخوة المؤمنون المؤمنات الموالين هذا يوم جعله الله تعالى للمسلمين عيدا بقي bisub tey bi bisu fàttali la rek xam naa ndax lañ ciy wax xaj na waxoon nañ ko waxaat ko mbaa dégg nañ ko déggaat ko gis ko gisaat ko xam ko xàmmee ko wante yàlla subhanahu wa taala moo ni na ngeen di fàttaleen na ngeen di indiwaat yi ñu xamoon te muy ay valeur di yu baax ngeen joxewaat bis bii bisu feet la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo ni ñu yàlla moo ko defal jullit yi mu nekk feet ja'alahu llahu lil muslimina iidan waaye ñun waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla daf ñu ko defal zoxr mooy gànjar une valeur sûre mooy zoxr loo xam ni nu daxiruhu li waqtil xaaja loo xam ne gànjar la am na ay moment yoo xam dañ koy soxla mu doon ay moment yu décisif loolu mooy zoxr bis bi yonent bi wa aluhu ni ñu ja'alahu llahu lana sharafan yàlla def ko def bisu teraanga pour ñun yonent bi ne bis bi bisu feet bisu teraanga la ci ñun ñan tànneefu yàlla gi di Muhammad ibn Abdullah wa ahli baytihi tayyibin tahirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum ya karim bisub mazid mooy ndollent yàlla daf ñuy dolli di ñu dolliwaat ndax yàlla du jeexal yàlla dafa yaatu yàlla dafa tabe du jeexal jamono bu nekk bu bis bi jotee lu ñu yàlla joxoon ci teraanga dana ko doubler joxaat ñu lu toll noonu encore plus mu dolleeku ci la ñu amoon ci teraanga ndax ñun la yàlla jox teraanga ñun ñooy borom teraanga loolu mooy bisu feet bu mel nii di bisu Eidul Adha al Mubarak waaye buñ demee ci Cheikh Sado mu nekk borom xam-xam bu mag minal muwaalid bokk ci nitu yàlla yu mag yi
bokk ci ñi nga xam ne ñu gën a waggar lañu maanaam ñu gën a jaloux ñu gën a veillé ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ak njàngale ahlu bayt alayhi salaam. dafa am benn xadis ci ilalu sharaia ñu ngi ko jëlee ci chaîne bi ni la tëddee an Ahmad ibni Muhammad ibni Isa kenn ci taalibe yonent bi la woon kenn ci taalibe mooy waa kër yonent bi la woon kooku kenn ci fidèle compagnon yu ahlu bayt alayhim salaam la bokk chaîne bi. kooku nee na jëlee ci ku ñuy tudde Ali ibn al-Hasan kooku di man de dégg naa Amr ibn Ousmane bokkoon ci taalibey imam Baqir mag yi nee na kooku ni man de li ma dégg ni maa ngi ko dégg ci Hannaan ibn Sudayr an Abdullah ibn Dinar kooku nee nañu ci bëkk néegi imam Baqir la bokkoon imam Baqir mooy mu imam Muhammad al-Baqir di doomu imam Ali Zeynul Abidin imam Ali Zeynul Abidin di doomu imam Xuseyn alayhi salaam gis ngeen chaîne bi imam Xuseyn xam nañ ñu xam ngeen ni mooy doomu Fatima ak Ali ibn Abi Talib kon di doomu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ni an Abi Jaafar dégg naa ci bàyyu imaamu Jaafar bàyyu imaamu Jaafar mooy imam Muhammadul Baqir mu ni muy wax ak man ni ma yaa Aba Abdullah yow diw ibnu Dinar lay tuddee yaa Aba Abdullah ma min iidin lil muslimin kaay ma wax la amul benn iid benn jour fête bu yàlla defal jullit yi ñu koy feetu adhan wala fatra moo xam feetu tabaski la moo xam feetu korite la jullit yi di ci bég illa wa huwa yatajaddadu fiihi li aali Muhammad husnun lu dul bis boobu bisu malheur lay doon bis la boo xam ne waa kër yonent bi di al aimatul maasumoon ñooñu yàlla tànn ginnaaw yonent bi ñu téye kilifteef bi yàlla dénk leen li mu joxoon yonent bi di teraanga di yërmande joo xam ni bi dee fi yàlla yépp ñoo ko moom ba keroog àddinay tukki nee na ñun bu bisu tabaski diggee mbaa bisu feetu korite ñëw mbaa bisu feetu gàmmu ñëw mbaa bisu feetu Iidul Ghadir ñëw ñun dañuy am naqar dañuy stressé dañuy am suñu xol day metti taalibe bi ni ko wax lu tax yar naa rasulillah ah loolu de yéen na ma yow doomu rasulillah bii yow kilifa gu mag bi lu tax nee na mu ni ma ndaxte jamono boobu ahlu Muhammad waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yarawna haqqahum fi aydi naas bu ñu xoolee dañuy gis ni li ñu moom ñeneen da ko jël fa ñu waroon a toog ñeneen dafa toog la ñu waroon a def te ñoom rek ñoo ko man ñeneen ñoo koy def te mënuñu ko li ñu waroon a jox ci yërmande ci xeet wi yépp tax ci ñoom la ko yàlla jox nangu nañu possibilité yi leen yàlla joxoon pour ñu joxal ko xeet wi loolu moo tax bu bis tabaski ba jotee ñu naqari hadis boobu bu ñu ko xoolee mën nañ koo comprendre nañu dem ci hajjatul widaa ñu xool yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam keroog bi mu nekkee Arafa ñu ni ca la doon defee discours tàggatoo bi ma ni leen déedéet ci biir Arafa yonent bi daf doon jàngale lan mooy aj lan mooy valeuru Arafa lan mooy taxawaay bi ak ban comportement lañ ci mën a am discours tàggatoo ba maa ngi ko def une semaine après mbaa 10 jours après ca Ghadir Khoum waaye fii bi yonent bi di wax saxaaba yu mel ni Salmaan al-Farisi di nettali ñu mel ni Xudayfa al-Yamani ñu mel ni ñoom Bilal ibn Rabah ñu mel ni ñoom Ammar ibn Yaasir nga xam ne ay proches collaborateurs lañu ay fidèles compagnons la ñu war a tax maanaam ay taalibe lañu yoo xam ne yonent bi nee na musuma sikki sàkk ci seenu taalibe ci seenu ngor nee nañu ñoo ngi doon lire la tristesse fii wajhi rasulillah bu ñu xoolee visage yu yonent bi ñoo ngi doon gis mu am naqar te pourtant dañu foogoon bis boobu suñu mbégte la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen ni foofee la ko Jibril jëkk a feeñoo ñëw ni ko yaa rasulallah yuqri'uka rabbuka salaam sa borom yàllaa ngi leen nuyu nee na nga wax affaire bi nga jottali leen nga fesal ko waxal mbir mi yonent ni ko yaa akhi Jibril nañ ma may tuuti wóorul lu tax wóorul parce que yonent bi mi ngi dund encore
mi ngi gis ci nit ñi toog mi ngi lire ci visage yi mi ngi gis visage yi nga xam ni ñoom ñoo doon def complot Tabuk ba bët di dem complot boobu nga xam ne li ñu doon viser mooy attenter viwu yonent maanaam rey ko def assassiné ko def ko coup d'état te complot boobee ba ñu feeñee ci mbaaxu yàlla ci kéemaan bi mu jox yonent bi mu jël seen tur ñoom ñëpp liste ba mu dégg ko Xuzayfatul Yamani nee nañu ci jamono boobu jamono feet la Arafa waaye yonent bi dafa triste ndax xam na mi ngi gis ni gaa yi lii ko Jibril di wax moo tax gaa yi toog ñu koy xaar te buy jëf ñuy daal di gën a renforcer seen kabal parce que ñi nga xam ne ñoo monté kabal bi ñu ngi toog ak moom yonent bi ni Jibril nañ muñ tuuti ñu pare nee nañ ci bisu aj bi muy def tawaafam nit ñépp nekk fa mu amaat possibilité toog wax la nit ñi Jibril di kàddu ko sa borom yàlla nee na nga annoncé affaire bi lan la woon mooy annoncé ni sa mission jeex na pare nga ponk bi mujj ci l'islam jàngale nga ko ci furu'i diine yi muy xaj yaa ngi koy jàngale profité nga jàngale wilaya nga xam ne ni mooy wilaya parce que alxajju al wilaya alxajju al wilaya aj màkk dëgg mooy nangu wilayatu Ali ibn Abi Talib ginnaaw rasulillah salawaatu ala Muhammad wa ali Muhammad allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. yonent bi ni ko Jibril nañ xaar tuuti parce que yàlla xam na li tax yonent bi ni ko naan nañ xaar tuuti yonent bi dafa tiit bu ko waxee léegi benn complot benn insurrection jóg parce que gars yi wóoru leen ñu ngi ci biir te yaakaar nañ xam nañ bu ko waxee ils sont capables jóg tout de suite yàq aj bi daal di créer benn rébellion ci biir ay pour rey ko rey imaamu Ali rey waa kër xamoon na loolu moo tax mu triste mun ko dañ xaar tuuti mu pare ajam jóge Màkka di ñibbi di dellu dem ba ci yoon bi Jibril dikk nag ak benn mën ngeen ko tuddee benn lettre de mise en demeure tey Jibril dikk na ko yàlla nga leen dafa dikk rek indi aaye yàlla wax ak moom direct nag ñu ko hey da koo eele da koo xëy yu olof di wax xëy xam ngeen bu ngeen xoolee Alxuraan fépp bariwul fu yàlla wax ak yéen ci tool bi mu wax ak moom ci aaya ji yaa ayyuhar rasul yaa ayyuhar rasul yaa nabi yàlla la wax yaa habib la wax yaa ayyuhar rasul yow ndawal yàlla ni donc bu la ko sécurité fa waxee c'est que mi ngi lay jàjj mise en demeure dëf na balligh maa unzila ilayk amatul xaar wax ko xam nga ne loolu tristesse mënu ko ëpp yonent bi amul pexe ñàkk pexe moo tax mu dem ba yàlla zajr ko ba yàlla mel ni ku koy attaqué waaye yàlla wax ak moom ci ton boo xam ni ëpp na ton bi mu doon wax ak moom mooy dafa wax ak moom ci doole ci autorité ni ko aja wax ko boo rombee fii rek fa in lam taf'al fa ma balagta risalata lii boo ko waxul boo investirul Ali ibn Abi Talib wax ñëpp ñu ànd ak yow ñëpp ñu yëg ni tey imaamu Ali wilaayaam dafa bokk ci diine ku amul wilaayaam sa julli baaxul sa aj baaxul sa koor baaxul sa jafe asaka baaxul amul jëf koy jëfal yàlla ba mu nangu loolu soo ko waxul fa maa ballagta risaala li ngay liggéey lépp dara baaxu ne ma ni ton boobu yàlla wax ak moom ci yonent bi xam ngeen ni ko yonent bi dëggul parce que li ko yóbbu ci yàlla wax ak moom ci ton bi mooy moytu li mu liggéey ñaar fukki at ak ñett yoo xam ne ñaar fukki at ak ñetti coono dong la mu yàqu tey loolu la imam Baaxir di wax ni kon boo xoolee loolu di nga xam ne kon li imam Baaxir wax dëgg la parce que ka ci jëkk ci ñoom di seen maam rasulillah béggul ci bisu feet boobu keroog mi ngi am naqar parce que mi ngi tiit li lay wan ni dafa tiit mooy li ko yàlla wax ci bi mu eggalee aaya bi di ko dalal xelam ni ko wallaahu ya'simuka minan naasi salawaatu ala Muhammad wa ali Muhammad allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajam. yàlla jullit lay waxal li tax muy waxal jullit parce que jullit mooy munsif jullit c'est quelqu'un de raisonnable c'est quelqu'un qui fait un bon usage de son intelligence de sa raison moo tax jullit lay waxal xoolal yàlla waxu ko yàlla dina la musal ci naafeq yi ñu ne kon c'est une catégorie de personnes qui étaient là yàlla waxu ko ni yàlla dina la musal ci yéefar yi ñu ni kon ñu bokkul ci l'islam la
mais yàlla def ni ko wallahu ya'simuka minan nas. Tu as peur des gens. Quels gens? De quels gens il s'agit? Des gens qui sont parmi nous, qui sont dans le groupe, qui sont dans le cercle, qui sont dans la caravane. wallahu ya'simuka minan nas. gaa ñooñu nga ragal yàlla na leen téye du ñu yàq lépp. du ñu yàq lépp. egg nañu foo xam ci seen complot ak seen kabal foog ñu def forfait waaye du ñu yàq lépp incha allah l' essentiel sera préservé, sera conservé. wallahu ya'simuka minan nas. aaya boobu moo ñuy wan ni yàlla ci déglu woon ci jamonoy aj boobu. il avait de sérieux problèmes, il avait de sérieuses difficultés. jafe-jafe dëgg la amoon ndax yàlla di ko waxal muy diital muy tendeefal comme ni ko olof di waxe mu koy xaar di ko xaaraat benn jamono ba yàlla waxal moom ci tool boobu amul lu ko neex. mu jógee fa ba mu fa jógee gis ngeen ni ba la Gadir amee ba ñu leen su génne àddina yoon ci amul mbégte ñu commencé di contester publiquement son autorité publiquement. ñi nga xam ne ñoom lañ gën a naw ci ay taalibeem ñooñu ñoo gën a fës ci contestation publique bi ñu doon contesté autorité yonent bi misaal benn laa ciy joxe mooy li ñu tuddee raziyatu yawmil xamis. raziya la crise du jeudi. la crise te Ibn Abbas naan a raziya kulla raziya. toutes les crises dans l'histoire de toute l'humanité benn la ak dimension crise booba loolu la Ibn Abbas wax. Ibn Abbas c'est quelqu'un qui est très respecté ci communauté musulmane ci boor yëpp chiiatan wa sunnatan parce que taalibi imam Ali la imam Ali ko yaroon ci fidèle compagnon yi imam Ali la bokk parce que cousin la cousin imam Ali imam Ali naka daan jox sagari njaam yonent bi jóge fi ñu contesté autorité mu jóge fi ñu contesté autorité bi ñu fi bàyyi imaamu Ali xam ngeen ni musul tardé aj parce que ñoom kenn waru ci tardé aj ndax ñoom ñooy aj imaamu Ali yorul xilaafa gi waaye day ñëw ci aj gi di ñëw aj ba pare amuloo kaddu mooy amuloo kaddu parce que yoruloo li ñuy tuddee les institutions de l'État pour wax def leen nangam ñu def nangam bàyyi leen nangam ñu bàyyi imaam day ñëw ci aj gi mel ni un tumuranke al gharib un étranger qui n'a rien qui ne représente rien qui ne signifie rien astaghfirullah te imaamu Ali mooy lépp day ñëw ci aj toog ñetti nit mooy ànd ak moom ñu ci des ñëpp ku ñu ànd ak nekk ànd ak buur bi mooy ki falu buur bi mooy wax ni ñuy aje mooy wax li ñuy def ci aj mooy wax li ñuy bàyyi ci aj te xamu ko moo tax am ci buur boo xam ne ba mu ñëwee mu ñaareelu xalifa bu yonent bi dafa di ko toog daal ni am na ñaar yu yonent bi doon def man tere naa ko ku ko defati ma duma la duma buur nu muy duma tëj ci kaso mbaa mu jàpp la boole la ak alkaati yu dóor ba ngay bëgg a dee mbaa mu exilé la ñu ne ko ñaar yooyu yàlla mu ne leen ajju tamato ajju tamato mooy ajju yonent ku ko fa defati ma duma la beneen bi mooy mut atu nisaa kookee di def loola xam ngeen ni imam Ali du bëgg bu dikkee ba ci jouru feet muy jël yeneen décret yoo xam ne dafay weddi décret yi dafay weddiwaat l'islam ki nga xam ne moom la yàlla dégg autorité bi du am jàmm du bëgg am déet imaamu Ali mooy toog war a xutba keneen taxaw Arafat def xutbaam parce que moom la ñëpp di déglu mooy institution état yi ma ngay def xutbaam fële ci tànkam waaye du weesu tànt ba kooku dana bëgg ci bisub iid moom la doom ja wax ultérieurement di imam Bakr ni ñun bu bis feet jotee dañu bëgg ndax li ñu moom yàlla jox ñu ko ñun rek ñu mën koo yor daa nekk ci loxoy keneen koo xam ne mënu ca dara loolu la imaamu Bakr wax loolu la bu ñu ko waxee mooy lan mais yéen jullit yi kon ubbi leen seen i bët ngeen xool nag parce que ki am fitu yàlla yonent bi lii la wax yonent bi lii la def man diw defuma loolu waxuma loolu te ku ko fi defati ma duma la mais kooku ñun waratuñ ko jox aucune considération bu fekkee dëgg rek moo ñu tax a jóg xaw ma nag bu ñu ragalee salawaat allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad bu ñu ragalee ku ñu saaga wala ñu ragal ku ñu rey mba ñu ragal ñu tuumaal ñu noppi ci waaye bu fekkee yàlla dong yonent bi dong wax dëgg rek pour sauver doomu aadama yi moo ñu yitteel kon loolu dañ koy wax kookee laa ni ku am xel te bëgg yàlla ak yonent bi dootoo ko jox aucune considération dootoo ko wekk parce que ku bëgg yonent bi
ni yonent bi laa bëgg moom laa gëm bokk naa ci ñi gën a baax ba ñu tuddee ma kii xàjjat na diggante dëgg ak fen alors que loolu aw turam turu imam Ali la tuddee sol ko mbubu moomu imam Ali keneen ku ko sol ëpp na la day juree ko ci yow mbubum imam Ali jotul kenn ku dul moom ndax ci moom la ko yàlla natt taillé sur mesure ñu ni moom la moomu ko nag ndax saa boo ko solee ëpp na ngay dikkaat di yonent bi tegoon nga di ko teggi ma ni ki fi toogal yonent bi di ahlul bayt xolam du neex da caa mënul dara ndax bu waxee léegi ñu faagaagal ko ndax amuñu ko sukkandiku nga jóge fa doomam ñëw di imaamul Xasan muy tabaa ñu def ko ni ñu def bàyyi rakk ja ñëw imaam Xuseyn ñu def ko ni ñu def mag ja moo tax gis nga keroog ba mu paree ci Arafat dafa def xutbaam Arafat def ñaanu Arafat rek génn mag ni ku gëm rasulullah gëm ni man maa fi toogal yàlla ak bu yàlla tam kaay topp mu di dem sa aj bi ngeen man imaam bi yore aj génn Màkka dem yow nga ñëw di def tawaaf yaa ngi wax ni yaa ngi aj ajoo parce que boo nee labbayka allahumma labbayka kan ngay wuy du yàlla yàlla wootewul yàlla dafa wooteelu ni Ibrahima wooteel boo wootee gars yi dinañ la wuy si dinañu la wuy si yaa tuurkat dinañ la ñëw dinañ jógee fële ñëw wuy si la kon bu ñu ñëwee kuy ñëw na nga xam kan mooy Ibrahima nekkatu waaye ñu ngi fi ndax wa min durriyati yaa daf ne woon yàlla bàyyi ma ko sama njaboot ko waaw waaye ku ca melul nii du ko doon mooy daal ku ca muccul ayib mucc ayib mooy ku ca bokkul ci ñu insoupçonnable du ca bokk yow ngay wuyu xalifa yàlla nekk fii nga wan ko ginnaaw topp kenn ba pare naan labbayka laa labbayka wala sa'dayka wuyu woo parce que wuyu woo ci la boo moo tax imaam Ali Zeynul Abidin kera ko faras di tagg gars yi dañ ko isolé woon ñëpp topp buur ñëpp topp buur bi ñëw mënut a jàll mënut a def tawaafam ndax nit ñu bari ñi mais ba imaam ne tël parce que dafa am loo xam ni nit ki ko yàlla jox rek moo ko am mooy leeru Muhammad ki ko yor boo nee tëll ci ay doomu aadama même bu ñu gëmul yàlla seen ruux moo lay capté burtuf la seen ruux moo lay capté daf ne tëll rek ruux yëpp xam ni kilifa ñoom ñu xajam ñëpp xajam amul benn problème kenn ku xamante ne ak moom mu wër Kaaba buur bi waa kii mooy kan xam na ko de daf ko doon mépriser moo la gën a xam kan mooy imam Ali Zeynal kii mooy kan il voulait dire qu'est-ce qu'il représente il n'est pas le roi il n'est pas le chef ba pare nit ñi di ko toppee voilà ce qu'il voulait dire mais neewul kii mooy kan parce que xamul daf ko doon doggal ci déedéet moo ñu gën a xam kan la faras dax tontu ko ni ko ah xamoo ko daa koy taggal maam yi kii ni ko moo gën sa maam fukk sa baay jurul lu mel ni say maam kenn am ci lu mel ni waxee ko noonu mu ne aw saaga mu ni kii daf maa saaga waaw dëgg la ngeen boo ko waxee waa ji da ngaa saaga moo tax yéen chiatu ali Muhammad gars yi naan da ngeen di saaga fekk saaga wu leen da ngeen a wax li histoire wax pourtant li ngeen wax de ñoom téere yi ñuy jàng yépp ñoo ko wax kon kay seen kilifa yooyu dañoo saaga su ma saagaa rek Ibnu Kasir saaga su ma saaga rek Zamaxshari saaga su ma saaga rek kilifa yi ma ngay saaga parce que li ngay wax ci dëgg ñoom ñoo ko bind ci ñoom moo ko gisee man fekkee moom loolu la imam Baqir di ñu wax ni moo tax du fekk ci ñun léegi nag dañ koy fekk waaye fekk ko ci kaw yëg ni ñoom la tey xalifa yàlla bi fi nekkal yàlla di imam Mahdi lan moo tax mu làqatu loo tax ñëwul xam nga ni imam Mahdi bu tabaski jotee du am lu ko neex parce que dafa waroon a rey xarama alanan publiquement ñëpp xam ni imam bi rendi na ñu ñëpp di doog a am droit rendi parce que foofu la jógee xaaral ba imam bi rendi imam boobu du man mii di jiite julli gii donc du ma imam damay jiite julli rek imam boobu imamul Mahdi la yàlla wax moom lañ yonent bi wax bu rendee xaram ku rendee te am nga tabaski waaye léegi xaram rendi Muhammad wa ali Muhammad allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad imamul Mahdi kay di rendi xaram te taalibeem yi ko bëgg di sonn ci moom di ko jéem a topp di ko jéem a xàmmee gis ñu ko xam nga ni imam amul lu ko neex ci feet bi bu xoolee njabootam bi nit ñi di def di leen rey ci àdduna bi te mënut a wax ndax yorul les institutions du monde yoru ko nekkul ci loxoom xañ nañ ko kilifteef bi nangu na ci ay loxoom xam nga ni imaamul Mahdi du am lu ko neex waay kon maamam imam Baqir wax na dëgg tabaski yonent bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam boo tiimee sa xar boo rendee te xam li tax li ngay def lan la nga nangu wilaayatu Ali ibn Abi Talib xam ne ñoo la ko sant ngay tabaski
di fàttali ko ni ke yàlla jote Ismaïl mooy sët ba wa fadaynaahu bi dibhin azimin ma remplacé ko rendi bu rëy am xar mën naa toll ni ab yonent ko rëy gi yàlla wax bu góoy ma de rëy gi yàlla wax mooy doomu Ismaïla joojee nga xam ni moo yor la maamam Ismaïl yoroon yor la maamam Ibrahim yoroon yor la maamam Nuux yoroon yor la maamam Adama yoroon moo tax ñu naan ko yaa waarisa Adama waarisa Nuux waarisa Ibrahima waarisa Yaqub waarisa mu imam Husayn. salawaatu ala Muhammad wa ali Muhammad. allahumma salli ala Muhammad wa ali. yàlla ni ko bàyyi nañ ko. labbayka ya Husayn. 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 yàlla ni ko bàyyi. gis naa ci jamono am na ñoo xam dañuy féetal duñ ma déggal dinañ ko defal seen ba bàyyi ñooñu def ko ma fay leen safara ñoom say noonu yow Ibrahima danañ ko def yàlla Ibrahima jooy ba au lieu mu bégul Ibrahima rayul doom ji waaye ba mu pare dafa yendoo jooy ndax yàlla war na ko résultat bi bu yendoo jooy yendoo koo jooy fanaane koo jooy na ko at ba at ma dees yàlla wan ko kan mooy imaamul Husayn ak fan la toll ak ni muy mel ak ñi ànd ak moom nan la ñuy mel ëllëg mu kontaan ci loolu te la ko wax ne ko yàlla boole ma ci ay chiam sama doom ji damaa bëgg a bokk ci ay taalibeem looloo indi ca sourate Saffaat inna min shi'atihi la Ibrahim iz jaa'a rabbahu bi qalbin ndax xol ba dafa fees dell ak bëgg Husayn ak bëgg bàyyi Husayn moo tax yàlla ni ko boole naa la ci shi'atul Husayn alayhi salaam. salawaat. allahumma salli ala Muhammad. loolu bokk yi du hasard du lu kenn inventé ci inventé wu ñu dara dëgg rek la ñuy wax jàpp leen ko bu leen bàyyi bu ñuy rey loolu ñu xalaat loolu mu naqadi ndax imam Husayn fi mu nekk nii jóge na Makka ma ngay def Irak ci naqar ci coono nañ ànd ak moom ci coono yooyu di ko xalaat ba keroog 10e jour Tamxarit fi mu nekk nii imam Husayn noppaloo nañu mel ni ñu ngi ànd ak moom di def ak moom bu may booy rey sa tabaski nga xalaat loolu yéene jaamu yàlla yéene sacrifice lan la ñuy sacrifier li nga bëgg nit buy sacrifier day sacrifier li nga bëgg est-ce que pare nga pour joxe sa deret pour imam Husayn waaw est-ce que pare nga pour joxe sa deret pour imamul Mahdi waaw est-ce que pare nga pour joxe li nga am lépp pour képp kuy liggéey imamul Mahdi waaw est-ce que pare nga yow taalibe Chérif Mouhamad Ali Haydara nekk ci ginnaaw Chérif Mouhamad Ali Haydara sacrifier tout pour service bii nga xam ne moom la Chérif Mouhamad Ali Haydara def waaw ndax yow nangu nga wilaayatu Ali ibn Abi Talib waaw bismillah boo rendee premier toq dara yàlla ni effacé sa bàkkaar yi nga mos a am yëpp jeex na tàkk ni bis boobu. sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. labbayka ya mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydara. labbayka ya mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydara. labbayka ya mawlana Chérif Mouhamad Ali Haydara. labbayka ya mawlana Chérif Ali Mouhamad Ali Haydara. salawaat. allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. jar na ko moo tax yàlla ni lan yanaala llaaha luhumuhaa wa laa dimaa'uhaa ne vous trompez pas yàlla soxlawul deret ji soxlawul yàpp wi ak deret yi des na yàlla ni jël leen ndax yéen a soxla matériel. walaakin yanaaluhu taqwa minkum li yàlla soxla mooy ce que vous ressentez en ce moment là bi ngeen di rendi li ngeen di yëg ci seen xol loolu la yàlla soxla qu'est-ce que tu ressens Abdou Dieng jamono bi ngay rey allahu akbar ya Ali inna al wilayata li Ali ibn Abi Talib doy na. boo ko waxee yéene yëpp dugg na bismillah yéene boobu bu mu nekk maa fi gën a rey xar bu mu nekk maa fi gën a rafet bu mu nekk soxna si dina kontaan loolu na nekk ay sanaiya na ñëw en marge yeneen bi ni boo defee loolu premier toq deret bi moo lay faal sa bàkkaar yi ci des yëpp di ci des nag benn karaw bu nekk yàlla dina la ko def ay toni tuyaaba boo dikkee àllaaxira ñu pesé la booy jéggi salaat te mënoo jàll ndax am na yu lay diisal yàlla yónnee la xar mi nga wàcc mu jàll ak yow jaru ko jar na ko yow taalibe Husayn insha allah yooyu yëpp doo ci jaar doo am tiit yow ndax Fatima nee na ana ujawizuhum ala sirati ñi bëgg imam Husayn ànd ak moom nangu ànd ak moom ñu tuumaal leen ñu toroxal leen Fatima nee na maay jàpp ci seen loxo bu ñuy dégg salaat salawaat. allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. ma sacrifier wale sama mois nag
ma rendi ku rey sa bopp xam nga rey nga lépp waay accepté naa rey sama bopp imaamul mahdi waaw boo fa jógee bul nangoo ci am mana bul nangootee mer bul nangootee xeeb kenn bul nangootee bëgg lu yàlla bëggul bu la leneen gënal yàlla ak bu yonentam bu la leneen gënal li yàlla bëgg ak bu yonentam loolu mooy rendi gi sama xaalis bii liggéeyu Muzdahir taxaw na waaye xaalis lan ban njëriñ la ma amal su fekkee ni Muzdahir jëriñoowu ko sama temps bii non rendez-vous bële oui est-ce que c'est aussi important que rendez-vous bi ma yàlla jox imaamul mahdi non bële moo gën yooyu yëpp ma rey ko sama bopp rey bañ nit rey bañ xeet nit lépp luy anaane lépp luy égoïsme lépp luy ay taar ma rendi ko bis bi ma rendee sama xar continuer nag fexe mu bañ a te ñëw sama bopp kooku mooy lutte bi may luttee min tabaski ila tabaski jour bii ma rey sama xar ba beneen jour bi ma ko reyaat loolu laay xeex génn ko sama bopp ku def loolu tabaski imaam Ali moo ko wax ku def loolu rek tabaski kon yàlla ñu tabaski bi xaqi Muhammad wa ali Muhammad bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum ya karim alhamdulillahi kama huwa ahlu ahmaduhu bi jami'i mahamidihi kulliha ala jami'i ni'amihi kulliha وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عبده المنتجب ورسوله المرتضى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وصلى الله وسلم وبارك وترحم على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا شفيعنا محمد الأحمد المسدد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورثة الرسالة والنبوة حجج الله علينا وعلى الخلق أجمعين وعجل الله تعالى في فرج وليه وخليفته في أرضه بقيته الطيبة الطاهرة مولانا صاحب العصر والزمان الإمام المهدي ابن رسول رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا اللهم إنا نتوجه إليك بنبيك نبي رحمته وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين آمين. اللهم فلين لنا صعوبتها وحزنتها واكفنا شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم احفظ مولانا شريف محمد علي حزم واحفظ له يا ربنا اللهم انصره وانتصر به لدينه اللهم قيه واصرف عنه كيد الكيدة ومكر المكرة وسحر السحرة وبغي الباغين وحسد الحاسدين وجور اللهم انصره وارزقه من حيث يحتسب ومن لا يحتسب واجعل له عمرا طويلا وصحة تامة شاملة كاملة إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا معه وانتصر بنا معه لدينك واجعلنا يا ربنا من المجاهدين معه في إخلاص لك لك لا شريك لك تقبل ذلك منا يا ربنا ثبتنا يا ربنا وثبتنا على ملة مولانا أمير المؤمنين إمام علي عليه السلام آمين يا رب العالمين توفنا عليها بعد طول العمر ورغد العيش والعفو والعافية والرزق الواسع يا ربنا وارزقنا شفاعته عند الموت وبعد الموت وفي القبر وفي البرزخ وفي القيامة إنك أنت العفو الغفور الرحيم اللهم ارزقنا يا ربنا ارزقنا
وارزق لحجاجنا يا رب حجا مبرورا ورزقا مبسوطا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا انك انت الشكور الحليم العفو الغفور الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. dañ ñaanal Maulana Cherif Mouhamad Ali Haydar. labbayka ya Maulana Cherif Mouhamad Ali Haydar. labbayka ya Maulana Cherif. ñoo ngi yeesalaat suñu coloré ak moom, suñu allégeance ak moom, suñu ànd ak moom, nekk ci suufam, nekk ci zilla. du suñu xarit, du suñu moroom, du suñu nawle, suñu sëriñ la. suñu sëriñ la. suñu rapport ak Cherif Mouhamad Ali Haydar bi ñu jotale ak moom mooy rapport sëriñ ak taalibe. ñu ngi ñaan yàlla jàppale ko, yàlla téye ko, yàlla jàpp ndalal ko, yàlla réaliser ci moom ay victoire pour l'islam. ñu ngi ñaanal communauté bi, njaboot bi, soppe yi ak xarit yi ñëpp yàlla dëgëral leen ñoom tam, yàlla dafa leen jàmm, dafa leen salaam, dafa leen tawfiq. kenn ku nekk yàlla kantanal la ba yéene ji nga am ci Mousdahir mu yéene ju baax juy servir imamul mahdi di accompagner Maulana Cherif Mouhamad Ali Haydar. yàlla na yàlla jàppale ci yéen a jooju, ngay góor ngay jigéen, ngay mag ngay ndaw. dëgg benn dong walaw taaddadat alwa lu mu bari benn. un homme intelligent, nit ku yeewu day xool fan la dëgg gi nekk mu mooy foofu. waaye ñëpp dëgg lañu, l'essentiel mooy ñu dem ci yàlla. oui l'essentiel mooy ñu dem ci yàlla. l'essentiel mooy ñu dem ci yàlla waaye yoon wi yóbbu ci yàlla yàlla na siraatun mustaqimun. benn yoon la bu jub xoj benn donc waxul ñaar waxul ñett waxul ñeent. siraat ci baatub arab kenn gisulu ko baat amul pluriel. ci làkkub arab gisaguñu pluriel siraat. yàlla dafa xarit benn dong la. kenn ku nekk nañ xool fan la féete fan la nekk. yow mi bëgg a xam fan la féete maa ngi lay invité nga bàyyi xel surtout yonent bii Maulana Cherif Mouhamad Ali Haydar nga bàyyi xel ay waxtaanam, ay mbindam, ay action, parce que lépp ay expression la yoo xam daf lay jàngal sa diine l'islam. yal na yàlla defal leen jàmm. ñu ngi baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp. yal na yàlla may ñu Eid mubarak incha allah. yaa banaatu Cherif, yéen doomu Cherif njabootu Maulana Cherif Mouhamad Ali Haydar yéen suñu sang. ñoo ngi leen di ziar Cherif yi di leen del teg seen wàccuwaay, di leen ñaanal jàmm, yàlla téye leen yàlla téye leen njabootu bi Rasulullah. suuf daf ko soxla. yàlla dafa leen jàmm. ñu ngi leen di ziar di leen baru ak ñun ñëpp. yéen tam ziar nañ leen kenn ku nekk ci yéen teg leen seen wàccuwaay. doomu Rasulullah sama sëriñ nee na ma booy taxawal julli nga geestu gis doomu yon fit ci ginnaaw bu la joxul autorisation boo jullee sa julli baaxul. waxu nit yàlla la nag du waxu académicien. man nangu naa ko, gëm naa ko. bàyyi leen xel, jox leen seen wàccuwaay, ñaanal leen ñu am jàmm, ñaanal leen ñu am njub. ndax bu ñu amee jàmm am njub réew mi dina rafet. bu ñu amul jàmm amuñu njub nag kon mooy wàcc nañ seen yoonu maam. yàlla bu leen yàlla defal loolu. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. salaam ala Muhammad wa ala Muhammad.